lang la boo xam ni def ko dil la bu mu teg suñu kaw te ñun autoroute bi liñ si def ak ñoom liñ si def maanaam ba pare ñoom ñu moom ko fanweeri at di ñu fay loo xam ne si àdduna bi ñun ñooy ñuy fay li gën a seer loolu moom dafa jaaduwut. maanaam biñ Sénégal amee indépendance ba léegi scandale bi gën a rëy pour man mooy autoroute à péage bi Tunkara àdduna bi yëpp demal États-Unis France damay jël ñetti pays muy Maroc ak Tunisie ak Côte d'Ivoire Maroc am nañ 7 autoroutes 7 autoroutes yëpp boo defee totalam kilomètre autoroute Maroc 2,2 milliards 200 lay jar 2 milliards 200 millions ndax lan parce que Maroc dafa bari ay montagnes. booy def autoroute ci montagne wala relief bu kawe day métti. voilà Tunisie nga xam ni mook Sénégal am plat autoroute bi mi ngi fay jar benn kilomètre bu ne 1 milliard ak 100 millions. Côte d'Ivoire bii passé yàggul noonu def nañ autoroute Sénégro mu dem Yamoussoukro 1 milliard 600 kilomètres bu ne. ñun 20 kilomètres d'autoroute Gérard Sénac ni 148 milliards la ko defee. muy benn maanaam 7 milliards 400 par kilomètre. ñun mooy maanaam daal. loolu amul fenn ci àdduna bi c'est-à-dire xoolal Tunkara amul fenn xoolal ñu jël ne ñëpp jël seen ay calculatrice calculer amul benn autoroute ci àdduna bi buy jar lu ëpp 2 milliards 200 la kilomètre amul ci àdduna bi amul fenn. c'est-à-dire mu amee ay montagnes la preuve xam nga Sénégal ñu ngi defaat beneen autoroute bu jógee Dakar jëm Saint-Louis. 190 kilomètres la 480 millions de dollars lay jar 240 milliards donc kilomètre bu ne mu ngi jar 1 milliard 600. mooy loolu mooy standard bi ñëw nga ñëw ni ma danga may defal autoroute boo xam ni ba pare li gën a garaaw Tunkara c'est que 148 milliards yooyu Sénégal 87 milliards la joxe. ñoo ko génne. waaw tey boo doon calculer tey autoroute bi lu mu cher passé wul 50 milliards. amul kenn ci àdduna bi parce que 50 milliards dama ko wax pour bañ a discuter. mais amul kenn ci àdduna bi ku mën a démontrer ni 20 kilomètres d'autoroute mën a passer 50 milliards c'est pas possible c'est-à-dire que c'est une impossibilité absolue. ñu jógee 50 milliards c'est-à-dire bëtt montagne. xam nga ay montagne bëtt montagne. ku la mënta passer loolu. léegi yow nga def loolu Sénégal jox la 87 milliards mooy Gérard Sénac au minimum lu mu tuuti lekkal na Sénégal 37 milliards déjà. daf ñu ko war a fay. waaw 37 milliards yoo xam ne ni Sénégal jox na ko te dugg ci autoroute bi parce que autoroute bi mënut a fexe non la preuve na ñëw débattre mais lu tax moom mënul ñëw débattre ak nit ñi. parce que il faut mu expliquer Sénégalais yi lan moo tax mu def 7 milliards 4 par kilomètre. alors qu'au Maroc en Côte d'Ivoire mais Sénégal fii bi ñuy préparé nii 480 millions de dollars lay jar. 190 kilomètres la 240 milliards lay jar. te 190 kilomètres la Dakar ba Saint-Louis. 1 milliard 6 par kilomètre. waaw léegi. waaw yow nga escroquer réew mi ñëpp xam ne da nga sàcc xaalisu réew mi. parce que boobu xam nga rek ñu nekkoon ci nguur gi dafa jubóo ak ñoom ñu complot pour sàcc xaalisu réew mi noonu laa ko mën a tuddee. yow nga ni def nga ci 61 milliards te defoo ci péni waa ji deful dërëm ci autoroute bi. mais boo ko jiiñee nii sàcc. moom mun na laa tey yóbbu si yoon. mais na ma yóbbu fu ko neex. man dama bind 2 3 4 5 fois loolu laa bëgg man parce que dama bëgg man ñu dem tribunal après au moins mu ñëw expliquer ñun ñu indi suñuy chiffres wala li ñuy wax moom indi ay chiffres au moins nit ñi xam. parce que moom musu see wax moom. voilà léegi su ko garaan baal ma teg la ci point boobu parce que yow yaa ngi jël 37 milliards du Sénégal au minimum yow yaa ngi di def 61 milliards alors que defoo ci penny dërëmu Sénac duggul ci autoroute bi. 61 milliards yu mu wax du dëgg. amul. mais Tunkara suñu xaalis la jël convertir ko peut-être ci banque am dugal ko nii xaalisam la mais yow naka ngay jëndee benn yëf ñun la lii fukki dërëm lay jar ñu war ko jënd man ak yow ma jox la fukk ak juróom nga ñëw bëgg ma convaincre après que jox naa la fukk ak juróom nga bëgg ma convaincre yow ne après tegaan nga ci juróom-ñetti dërëm fu ma boo xanaa ma nga sax même boo indee juróom-ñetti dërëm sama fukk ak juróom yi ma la jox yi nga jël juróom-ñetti dërëm ñëw indi ko nañu waxante dëgg. mais loolu moo am donc ñun kenn mënuñu nax. loolu mbiru kilifa yi fi newoon la. waaw loolu la xam nga ñun li tax tubaab bu fi ñëw def lu ko neex c'est que respecté wuñ suñu bopp xam nga la dernière fois bi nga ñëwee fii ñu ngi doon wax naan Trump mi ngi doon wax naan africains yi c'est des pays de merde xam nga lu tax tubaab yi sañ loolu parce que on est des pays de merde il a raison parce que bëgguñu suñu askan bëgguñu suñu bopp fonkuñu suñu bopp moo tax tubaab
mais ñun bi ñu demee France di jàngi tubaab yi ñoo leen doon raw fuuf. loolu lu wér la. waaw mais donc pourquoi tubaab yi war a ñëw rek Amérique bi ñu fa waaw lan moo tax léegi tubaab yi war a ñëw di ñu imposer comme des imbéciles ñun ñu xam ko jànge dans les mêmes universités que xam nga loolu la wax sama yaay chaque jour bu ma naan sa wax ji parce que révolte bi may am la Tounkara. il faut pas faire les plus grandes écoles du monde wër àdduna bi gis lépp xam tubaab yi xam ñooy kan ñu ñëw fii di la gëmloo yëfu dof ay nit ñoo xam ne xamuñ fu ñu jógee sous préfet ñooy jiite réew mi bàyyi leen ñuy def n'importe quoi yow sa xol di dagg te doo ko wax boo ci mënul dara au moins nga wax man damay wax de. damay wax parce que c'est du n'importe quoi. ku waddoo làmmiñam